boo ñu génn bitti réew mi ndax fekk naa ko de première immigration deuxième immigration troisième immigration comme dañoo uti première immigration waaye deuxième immigration dañu commencé di def ay daayra bi troisième immigration mi ngi bëgg taxaw ay kër Serigne Touba di yaar leen seen tout tànk yi il faut man tamit may woon intégration ci loolu waaye tamit réew mi Sénégal nañu ci bàyyi xel ndax ku tedd gi avant mu tawax jumaa wala jumaa ji Touba dafa tawax mag ñi jàngale mag ñi waaye ci làkk bi ginnaaw alxuraan wolof la Serigne Modou Moustapha radiallahu anhu wolof la fi làkk Serigne Fallou la même chose Serigne Abdou Lahat wolof la fi wax kilifa ñépp wolof la ñuy wax il faut ñu ci bàyyi xel fii di ñuy wax wolof ndax wolof moom mu gën a direct pour en communication mu gën a direct pour xam ku tedd gi mu gën a direct pour gastu ci teere yi sëriñ bi rek maa ngi jégalu bu baax di tub di balu ak di ñaan ñëpp di ñuyu ñëpp waa Samaye daayira bi ñu fi taxaw fii am na délégation ci màggal gi rek waaw jërëjëf Serigne Saliou wax ji am na solo ihsan tafaddal taalibe Serigne Mountakha bismillah tafaddal asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi doon leeral Serigne Cheikh suma jëf ak Serigne Saliou boobu 2007 la woon boobu dama feebaroon bu am problème ci foie bi boobu nag médecin yi ñu ne ñoom daal may ma ñaari weer lañu may amatuñu yaakaar daal ci Cheikh Béthio moo nekkoon wetu suma kër fale Mermoz ci la ma ne bon léegi kaay ma boole la ak di ñu nga dem ci Serigne Saliou mu ñaanal la waaw ba ma ñëwee nag ci Serigne Saliou mu ñaanal ma dem Liban faju lépp ba léegi maa ngi nii nag waaw alhamdulilah macha allah kon ñun ñëpp déggandoo nañu ko muy kéemaan gu lu yéeme lool ndax wax na ni fa amee woon feebar ci foie bi problème mu foie la amoon ñu wax ko ni ko ñaari weer waaw bi mu demee hôpital ñu wax ko ni ko 45 jours daal lañu la appal moom nga war a dund mu ñëw ci Serigne Saliou nag ngir mu ñaanal ko bi ko Serigne Saliou ñaanalee en 2007 mu dem Liban faju ji ba mu dem defal tawféex mi ngi nag léegi na appal ñaari weer nag léegi nga ñëw fii 2007 ba léegi yaakaar naa ni doy na sa kii bu ko defee kon dañuy continuer cadre bi waxtu bi moo ñu xaw a xoj dañuy jox Alain Joué et voilà 4 minutes seulement, hein, oui, s'il vous plaît. Taf. Assalamu alaikum Bolo. Je ne suis pas un conférencier, je vais parler très rapidement, mais Abdallah Fahmy, Céline Saliou, Céline Fallou, etc. ont tous parlé pour expliquer. Et j'ai connu le mouridisme, je dirais, à partir de 2006-2007, où j'ai eu l'occasion de voir Céline Saliou Mbacké. Et j'ai voulu comprendre pourquoi, venant de France, je ne connaissais pas l'histoire de Céline Touba avant, en étant français. Venir ici et apprendre ce que l'on a fait à Céline Touba, l'envoyer en exil, etc., etc. J'ai voulu apprendre. Et après, maintenant, j'aimerais faire connaître à ceux qui ne connaissent pas. Bon, peut-être, vous le savez, j'ai écrit 3 livres sur l'histoire, sur le mouridisme. J'ai fait plusieurs films documentaires. Et maintenant, je vais enseigner comment faire certaines maquettes. Là, j'ai amené quelques maquettes. Mais ces maquettes, c'est aussi fait pour déclencher une discussion. Si quelqu'un a l'amphale chez lui et que quelqu'un vient et qui ne connaît pas le mouridisme, il va demander qu'est-ce que c'est que le lamphal. Et ça va déclencher une discussion pour expliquer le mouridisme. Une mosquée de Touba, une mosquée de Diourbel, etc.
ça va déclencher à vous d'expliquer qui est Céline Touba. Parce que quand on ne connaît pas le mouridisme, il faut commencer à déclencher la discussion. Voilà. Et donc, c'est tout ce que je voulais dire. Et personnellement, après, j'ai donc rencontré Céline Saliou Mbacké et la Djibara très souvent. J'ai vu, on va dire, tous les marabouts récents. Et j'aimerais que beaucoup puissent venir au moins une fois à Touba et qu'on leur explique l'histoire et qu'ils repartent avec, comme quand on repart, nous, de Touba, on est, on va dire, allégé. Toutes nos tracas de la vie quotidienne sont disparus. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain. Moom itam lu yéeme wax dëgg yàlla moom itam mi ngi def li mu man lépp. ñu jox Serigne Massamba Mbaw voilà Massamba Mbaw. asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi siyaar baax a baax di tàmbale ci siyaar bi di sant tamit bu baax a baax ñi nga xam ne ni ñoo jëmmal jotaay bi di sant tamit borom xam-xam yi fi jaar sànq jawdi ñu ngi leen di siyaar bu baax kàddu yi am na solo man maa ngi tudd Maam Samba Mbow teew fi nag ngir maanaam leeral liggéey bi nga xam ne nii mooy liggéeyu Mbàkke Kajoor bi Mbàkke Kajoor fa yoonu murid tàmbale ndax maanaam mel na ni sànq ba léegi daal li ma fiy dégg di ko leeral ci xam-xam te muy lu wér ndax ku ne xam ne maanaam ak li nga xam ne toll maanaam dañoo toll jamono joo xam ne ni mu jug jamono dafa yéeme lool ci koy ci koy sell yi loolu dëgg sax bu léegi mooy liggéey rek ak jaamu yàlla ndax maanaam moo joxe ndigal foofu ngir ñu dundalaat barab bi ñëpp xam ne fa la yoon mu tàmbalee maanaam mag ñi fa lañ yeesalee seenum njëbal ci sëñ bu mag waaw Cheikh Ibrahima Fall tam foofu la fekk sëñ bu mag bi ba yeesal ci moom ba liggéey fa liggéey bu rëy bu mu fa liggéey sëriñ bi nag joxe ndigal ngir ñu yeesal boobu nga xam ne fa la maam Cheikh gi xaar dundalaat nag la sëriñ bi wax waaw sëñ bi ndax ñu lépp sëñ si barkeem te yokki leeram mu jiital si jëwriñam ci nga xam ne nii mooy sëñ Babacar Mbow ngir mu yor liggéey boobu liggéey bi nag dafa ku ne xam na ne kër Cheikh kenn mës maam Ibrahima Fall foofu la jokkoo ci ku tedd ki Xaadim Rasuul ñu koy def nii barabu Cheikh Ibra ba Touba maanaam melokaan wi benn la même architecte bi moo defar plan bi gannaaw loolu itam mu am maanaam benn centre de formation maanaam jëwriñ maa ngi jégalu de daf ñoo ñor lool rek moo tax waaw maanaam dafa am centre de formation boo xam ne Tawfekh la tudd dañuy former ndaw ñi ci alxuraan ak ci wàllu mbay li ñuy wax agroécologie maanaam ay spécialisation semence dina ci am élevage agriculture maanaam dañuy jàngal ndaw ñi alxuraan kon daf ci ñoom base yi nga xam ne mooy base u diine daf ci ñoom l'islam buñ ci jógee daf ci ñoom tamit ay métiers professionnels et techniques lu mel ni tamit ay informatique ay français ak yooyu yëpp dina fa am ba nga xam ne nii maanaam dinañ fay mën a former ndaw yoo xam ne nii comme li sëriñ bi nam rek sëñ Muntaxa ci université bi fii ndaw yoo xam ne dañuy xam seen bopp doon ay taalibe ba nopp compétent maanaam am ay compétences yoo xam ne nii dañuy mën a tabax réew mi centre boobu bañ ci jógee maanaam mu am tamit beneen barab boo xam ne nii maanaam 8 hectares la pour autosuffisance alimentaire u site bi ndax wax naa ko fi sànq maanaam dundalaat bu ñu ko waxee création d'emploi day ñëw foofu maanaam soxna yi ñu ngi tàmbali di liggéey di daan seen doole ci mbay mi
maanaam xale yu jigéen ñi tamit ñenn ñu ngi leen di former ci wàllum ay couture ba marque Mbàkke Kajoor sax léegi am na kon nga gis ne fi mu ne fu mel ni Touba Roof tamit dëkku sëñ Maam Thierno Mbàkke sëñ bi tamit def na fa atelier boo xam ne dañuy defar ay saabu ay eau de javel am na tamit benn centre de commercialisation Daaru Marnaan tamit boo xam ne nii maanaam produit yi ñuy defar yëpp dañ ko fay wone te produit yi tamit day dem ba faneen ak faneen Europe ak faneen ak faneen ñu ko fay commercialiser kon nga gis ne maanaam modèle boobu face à la mondialisation en fait solution la parce que nit pour nga moom sa bopp maanaam foo nga mën sa bopp foo nga am ci loo tënku foo nga xaw a autonome ci fànn yu bëri ngir bu boobaa maanaam kenn du la mën a noot ñun nag Mbàkke Kajoor loolu la ñuy misaal te ci loolu lañ fa nekkee liggéey bi nag muy dox liggéeyu murit yëpp la nag waaw murit yëpp ndax ndigalu Serigne Touba Xaadim Rasul la jaarale ko ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall kon nag ñu ngi ciy woo mbokk taalibe yëpp ku ci gën a bëgg ay information mu ngi ci site internet yi ba noppi itam ku ci bëgg gën a ay leerlu daal dinañ ci mën a indi ay leeral xëy na jot gi mayuñu ko waaye nekk na liggéey boo xam ne am na solo lool te day firndeel lu bëri day firndeel maanaam yoonu murit ni mu nekkee solution ni maam Cheikh Ibrahima Fall tam nekkee solution ci jamono ji waaw ndax ku dëkkee liggéey ak jaamu yàlla defe naa loo bëgg am ko te di liggéey lu bari te wàññi say bëgg-bëgg comme ni mu ko waxee woon ko daf defe naa moom loo bëgg di nga ko am kon nag jërë ngeen jëf ñu ngi siyaar bu baax jaa ngeen jëf jazakumullahu xeyran macha allah sëñ Babacar Mbow macha allah sëñ Samba wax ji matale na kon daanaka fi mu ne nii waxtu wi mel na ni xaw naa xoj xam naa dañuy jox Serigne Abibou rek bu ko defee kon mu sant jërëjëf ci ñu jox Serigne bi mu def ay ñaan ak yooyu incha allah. Allahu akbar Allahu akbar waaw bu ko defee kon mbokk mbooloo mee tamit ñu di leen xamal ne leen incha allah suba am nañu waxtaan wu mel ni woo xam ne moom la ñu war a def incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñoo ngi leen di sant ci turu sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mourtada ak kilifaam gi toog di Cheikh Abdoul Khadir cant gi nag tàmbalee ca Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal jaar ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ñëw ci ñoom sant nañ leen bu baax a baax a baax di sant sëriñ Saliou Salaam mii nga xam ni moo def conférence bu am solo bi nga xam ni liy sikki si rek mooy xatuk waxtu wi waaye li mu ko waroon a développé ak fa mu waroon a egg waxtu wi mayu ko waaye nag li mu fi jot a wax lu am solo la loo xam ne kenn ku nekk jëlee nga ci loolu amal njëriñ kon nag yàlla na yàlla boole ci alladina yastamiuuna alqawla wa yattabiuuna ahsana yàlla na yàlla boole ca ñooñu ci kàttanu borom bi ñoo ngi santit kilifa yi nga xam ne ñoo doon wax ñëpp kenn ko jox Hizbut Tarqiyyah Cheikh Bamba Dièye ak kilifa yi nga xam ne ñoo doon wax ñoom ñëpp te di ay étranger yoo xam ni du ñu doom yi réew mi waaye fekk suñu fi réew mi fekk suñu ci yoon wi bu yor ci pas-pas bi nga xam ne moom la murid yi yosoon ba mel ne dañuy bëgg a raw sax murid yi ñoo ngi leen di sant bu baax di ñaan Sëriñ Tuubaa doolu leen a dimbale te doolu noo dimbale doolu leen a teg ci yoon wi te doolu na cee teg ndax nag am murid moom li am solo mooy tege ci yoon wi sëriñ bi bëgg rek yàlla na ci sëriñ bi teg nit ki nag sëriñ bi dafa wax ne alxayru fi maxtaarahu almuxtaaru la fi alladi nufusukum taxtaaru aw yiw mi ngi ci liñ leen tànnal waaye du nekkul ci li ngeen tànnal seen bopp kon murit du tànnal boppam ne muy doxee waaye sëñ Tuubaa ko tànn ba noppi teg fi yàlla na nu teg ci yoon woowee nag ci kattanu borom barke sëñ Tuubaa sëriñ bi neen sant na leen bu baax a baax sant nañ ñëpp kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew si woon ak ñi ñu invité ñëpp sëñ Abo Kebe nga xam ni moo jiite woon jataay bi ak sëriñ maam Thierno Tall mii nga xam ne moo doon modéré jataay bi ak daal ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ fi sëriñ bi nee na sant na leen bu baax a baax bu subaa nag insha allahu taala dana defaat waxtaan wu mel nii nga xam ni sëriñ Fallou Boussa sëriñ Fallou Boussa moom sëriñ Hassan moo koy def wàllu diplomatie ak diplomatie mouridiya
li nga xam ne ni ñuy jaaree ni ñuy yàkkalee yoonu murit thème boobu la fi waxtaane bu subaa thème bu am solo nag bu raar boo xam ne dañ ko tànnal boo xam ni kenn ku nekk jar na nga déglu ko ndaxte lépp luy yàkkali yoonu murit ak lépp luy tax ñëpp jot ci ca na mu gënee lépp luy tax ñëpp jot ci ca na mu gënee ci yoonu xam-xam rek la mën a jaar kon nag boroom xam-xam bu toll noonu moo koy def bu soobee yàlla nit ñëpp nañ fi bokk teew si ci waxtu wii tey nag dañoo xaw a yeex a tàmbali waaye suba incha allah dañoo bëgg fu ñu sëlmale tàkkusaan rek bala ñoo julli day fekk ñu nag waaye fu ñu sëlmale dañuy tàmbali incha allah kon ne ñëpp teel a ñëw suba ñu nga xam ni bu ko yàlla dogalee dana mën a yem ci timis gi ndax tey jii timis gi la ñu programme woon pour mu yem ci waaye gis nga ni mu débordé ndax yeex a tàmbali gi ak nag kenn ku nekk ñu joxale sa cër ndax it kilifa boo ko wooyee ba mu ñëw da nga koy jox cëram loolu rek moo tax moo ko indi fii waaye timis gi lañ programme woon mu yem fi bu subaa nag dañoo bëgg fas yéene teel a tàmbali incha allah ndax mu mën a yem ci timis gi kon nag jërë ngeen jëf kàddu yooyu moom la sëriñ bi wax la woon ñoo ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw na ñëpp taalal bu ñu jullee rek nañu taalal sëriñ si ñaan